dal leen ak jàmm ci seen émission Njaacaar man Lalla Ndiaye fas yéene fi tey wuutu seen xarit Aïssata Ndiathie ñu fas yéene waxtaanee thème bi nga xamante ne mooy fitna bi ñu ràññee ci dëkk bi rey bi bëri lool timit ñaaw ñu bi si mujj sànq la amee Yoff Tongoor benn xale bu góor boo xamante ne benn dawalkatu fas moo ko jamate ay paaka ba mu sedd waxtaan bi nag ñu fas yéene si ànd tey ak Amadou Latir Ndour spécialiste en sécurité, ancien membre du GIGN, ak magistrat Alassane Ndiaye, directeur adjoint des affaires criminelles et des grâces. Laata ñuy dugg ci thème bi nag dañuy dem seetaan benn élément bi nga xamante ne Cheikh Sall def na ko di wane lim yu bari yi nga xamante ne wax nañ ko sànq ci fitna yu bari yi nekk ci dëkk bi. ay fitna ay musiba yu baree bari trafic de drogue cong gu ànd ak ngànnaay dem ba sax ñu faat ci ay bakkani doomi aadama loolee la ñu seetlu Sénégal jamono ji mu mel ni ku nekk ci guddi gu bët setagul ci atum 2019 lu tolloog fukk ak ñaari bakkan yu ñu boom boole kook ay viol am na ci réewum Sénégal te ñu ci ëpp ñu fekk leen seen biir kër muy ab lim bu jéggi dayoo buy firndeel na ñàkk kaaraange mu ngay wéy di law fii ci réewum Sénégal ci fukki at ak juróom yi nga xam ne moom la ñu génn ñi nga xam ne faat nañu leen ginnaaw bu ñu leen tegee ay fitna wala ñii ñu fekk leen seen biir kër bu ñu koy xayma ci xaajub xarnu rek dina weesu lu toll ci ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróomi junni yu toftal juróomi téeméer ak ñeent fukk ak ñaari doomi aadama atum 1992 diggante ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeenti junni ci atum 2017. muy mel ni nag lim baa ngay gën di yokk lool ñàkk kaaraange ngay wéy ci réewum Sénégal nekk loo xam ne jaaxal na ñépp. muy mel ni nag bu ñenn ñi jàppee ne askan wu bëri wee tax ñàkk kaaraange yi gën a yokk faataata bi gën a bëri it ñeneen ñi jàpp ne bërëbu tas xibaar yi tamit gën nañ cee dolli maanaam yaatuwaay gi. diggante Ndakaaru Thiès Rufisque Kolda Tambacounda ba Kédougou fu nekk jiyee yaa ngi fay jàllaañoo ñàkk kaaraange it di fa wéy borom xam-xam bi jàpp ne it dañoo nekk ci jamono joo xamante ni bii it ñi nga xam ne ñoo di njiiti réew mi dañoo xaw a doyadal kaaraangey askan wi. Et la première de ces institutions, c'est des institutions éducatives qui se contentent de donner des instructions et non pas des valeurs de base. commissaire bii moom nekk ci retraite jàpp na ni institution yi am nañ ci pàcc bu yaatu woo xam ne war nañ ko see bay waaye war nañoo ràññetle violence yi nga xam ne ñooy am ci biir kër yi ak ñàkk kaaraange. Donc, pour ce qui est de violence domestique, vraiment, il faut reconnaître que la police, c'est hors de la portée, n'est-ce pas, des zones de compétence de la police et des champs de surveillance de contrôle de la police et de la gendarmerie. ginnaaw gëstu bu office des Nations Unies def nag ci wàllum jaayee drogue ak crime yi nga xam ne am na ci atum 2019 ak faataate gi nga xamante ni bii mën naa am ci biir kër day yokk saa su nekk bu fekkee ne askan waa ngay wéy di yokk ak ñi nga xamante ni bii ñoo dëkk ci àdduna bi. gëstu boobu it ñu ngi fësal ne bu fekkee ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci nguur gi it def nañu ay jéego yu am solo war na contrôler bu baax a baax it ger gi nga xamante ni bii daanaka dafay gën a jàllaañoo ak investissement yi nga xam ne ñoo jëm ci wàllum développement socio-économique daal di xar seen tànk tuba it ci njàng meeg njàngale mi dafay mel ni kon jéey yi dina wàññeeku. di fësal ba léegi naan ngànnaay yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo njaayum dorog mi ak njaayum njoll mi rawatina ci biir kër yi. gën a jëllaañoo te yooyu yëpp war nañ ko bàyyi xel. élément baa ngi noonu laaj bu njëkk bi nag Alassane Ndiaye laa koy jublal est-ce que dëgg la ne rey bi dafa yokk walla phénomène réseaux sociaux yi ak médias yi ñoo ko yokk comme ni ko nit ñi di waxee. jërëjëf Lalla maa ngi lay nuyu di la gërëm également ci invitation bi. di nuyu Ibrahima Fall mi ñu dalal également ak suñu mbokk bi également nga xam ne ñoo tase tey ci plateau bi déglu nañ élément bi joxe nañu ay chiffres wante nag xamuñ en fait chiffres yi fan lañ ko jëlee donc pour ñu ne rey dafa bëri walla dafa gën a yokk li gën a yomb ngir ñu mën a joxe chiffres yu mel noonu day fekk ñu jël ay at yu bëri dañ koy méngale xool ba xam at yi ñu weesu ak at yi ñu nekk lan moo ci ëpp ci lu ñuy tudde rey mais lu wér ba wér mooy élément bi wax na ko xam nañu léegi jumtukaay yi nga xam ne mën na tax ñu jàllale xabaar dafa gën a yokk
kon ñi xam li xew day gën a yomb ci li nga xam ne dañ ko weesu wante suñu xoolee li nga xam ne noonu lay chambre criminelle yi di doxee ndax affaire rey moom bu ñu ko waxee dañ koy seet ñun ñi nga xam ne magistrat lañu ci li nga xam ne dañ koy am ci ay dossiers mu nekk ci wàllu rey ndax rey ñu ngi koy attee léegi li nga xam ne ñu ngi koy tuddee chambre criminelle bu njëkkoon cour d'assises la woon cour d'assises amatul léegi chambre criminelle la te bu ñu xoolee ni muy doxee mënuñu ne dafa gën a bëri ndax suñu jëlee lu mel ni chambre criminelle bu Dakar nga xam ne dañ fay àtte ay dossiers yu bëri gis nañ ne dossiers yi ci jamono yi day gën di wàññeeku xaj na nag ni ñuy àttee léegi dafa gën a bëri ni ñu doon àttee bu weesu suñu jëlee également yeneen juridiction yi àtte bi ci wàllu rey aussi gis nañ ne dafay gën a wàññeeku li nga xam ne xañ na gën a bëri ci chambre criminelle yi te gën fa bëri mooy wàllu drogue parce que drogue xam nañ ne dañ ko criminaliser donc bu ñu xoolee dossiers yi gën a bëri ci chambre criminelle yi dossier drogue la mais du dossier yoo xam ne dañu naan dañu rey nit lu mel ni assassinat wala meurtre kon ngir ñu ne dafa gën a bëri dafay jafe ñu wax loolu su ma jëlee nag ay chiffres yoo xam ne maa ngi ko jëlee ci rapport d'activité police nationale bu 2017 donte ñoom dañu booleeg criminalité yépp ci seen rapport boobu bu ñu jëlee année 2015 2016 ak 2017 rapport bi lu mu wane mooy criminalité bi dafa wàññeeku ndax 2015 chiffre bi ñu joxe dañu joxe garde à vue ak ay déféré garde à vue mooy koo xam ne xañ na jàpp nañ la am lu ñuy càmbar xañ na dafa am loo def wala ñu jàpp ne da nga koo def ñu téye la 17 garde à vue yi nga xam ne 2015 dañ leen téye woon foofu chiffre bi mi ngi toll ci 52 140 personnes donc su ma koy wax ci olof xañ na dama naan juróom fukk ak ñaari junni ak téeméer ak ñeent fukk ci 2015 2016 chiffre bi dafa wàññeeku ndax mi ngi toll ci 49 951 ñeent fukk ak juróom ay junni yu topp juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak benn 2017 mi ngi toll ci 33 419 muy fanweer ak ñetti junni ak ñeenti téeméer ak fukk ak juróom kon chiffre bi dafa wàññeeku donte nag wax naa ko sànq criminalité bi yépp lañu boole bu ñu jëlee déféré yi moom dañuy joxe ñaari at yi 2016 ak 2017 déféré mooy ku ñu jàpp ne def nga dara ndax mën nañ la garder à vue seet ne yow kat gis ñu loo def ñu bàyyi la nga dem kon ñi ñu garder à vue bu ñu xoolee ak ñi ñu déféré day gën a néew ñi ñu garder à vue 2016 ñi ñu déféré mi ngi toll ci 11 061 fukk ak benn ay junni yu topp juróom benn fukk ak benn ñi ñu déféré mi ngi toll ci bu dee 2017 8459 juróom-ñett ay junni yu teg ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent chiffre bi kon dafa wàññeeku te chiffre yooyu ma joxe ay nationaux ñi ngi ci ak ay étrangers ñoo xam ne ay sénégalais lañu ak ñoo xam ne bitim réew la ñu dëkk ñoo bokk chiffre yooyu ñoom bi ñu defee seen ay pourcentage police jàpp nañ ne ci 2015 ak 2017 criminalité bi dafa wàcc lu toll ci 35% maanaam téeméer yoo jël fanweer ya ak juróom da cee wàññeeku suñu jëlee 2017 mi ngi toll ci 24,075% li wàññeeku ci criminalité boobu kon chiffre yi mënuñu ne criminalité bi dafa yokk mën nañ ne dafa wàññeeku toujours ci chiffre yi ñu joxe mais li 2017 kese la dañu joxe ay chiffres yoo xam ne dañu jël ay yenn criminalité yi nga xam ne ay jëfu ñaaw la ñuy jël joxe lim bi ci at mi lu ñu tëddee vol à main armée maanaam sàcc bu ànd ak ngànnaay nee na mi ngi toll ci atu 2017 bi ci ñeent fukk ak juróom yoo xam ne ñoom xam nañu ko xañ na am na lu ñu xamul mais li ñu xam ñeent fukk ak ñett la
cambriolage maanaam sàcc boo xam ne da nga bëtt këru jàmbur wala da nga dajji wala yu demee noonu neen mi ngi toll ci 37 ci année 2017 bi fanweer ak juróom-ñaar homicide maanaam rey nit te tey ko mi ngi toll ci 18 fukk ak juróom-ñett viol sur mineur maanaam sàkku xale mi ngi toll ci 137 di téeméer ak fanweer ak ñett donc loolu mooy chiffres yi nga xam ne ay chiffres yu officiels la yoo xam ne police moo ko joxe su ma jëlee li nga xam ne tribunal daf ko xam dama jël yenn juridiction yi parce que mënu moon jël yëpp ndax dafa xawoon xat mais li ma jële naa ko ci tribunal bu Diourbel bu Fatick bu Saint-Louis ak bu Louga dama boole Diourbel ak Fatick ndax ñoom xayma bi dama ko jël ci at 2019 mu ñaari infraction maanaam ay ñaari jëfin yu ñaaw yoo xam ne moom laa jël benn bi vol de bétail la bu ànd ak association de malfaiteurs sàcc njur boo xam ne am mbooloo ñoo ko boole def ak beneen bi coups et blessures volontaires ndax loolu lépp mbiru violence la ay dóor yoo xam ne da nga ko tey ngir bëgg ci gaañ nit vol de bétail bi Diourbel TGI bu Diourbel ci année 2019 bi mi ngi toll ci 69 juróom-benn fukk ak juróom-ñeent Fatick 10 2019 bi ay dóor yi nga xam ne ay dóoru gaañ nit la Diourbel te Diourbel bi ñu waxee Diourbel région de Diourbel yëpp la tribunal bi dafay laal région bu Diourbel yëpp département yu bëri donc Touba ci la bokk Mbacké Bambey yëpp ci la bokk 108 la toll li nga xam ne ay dóor la pour gaañ nit 108 bu ñu jëlee Fatick 19 ci année 2019 bu ñu jëlee Saint-Louis ak Louga ñoom ñaari weer laa jël novembre ak décembre 2019 mais yeneen infraction dama ko ci boole mooy homicide volontaire rey nit mais boobu mooy yi nga xam ne tribunal bi xam na ko wala tribunal bi traité na ko ci at moom ci ñaari weer yooyu Saint-Louis mi ngi toll ci fukk ak ñaar loo xam ne ay homicide volontaire rey nit te tey ko waaye ay dossier yoo xam ne ñoom dañ koo traité maanaam dañ koo atte ci ñaari weer yooyu Louga mi ngi tolloon ci 9 vol de bétail Saint-Louis juróom-benn Louga ñaar sàccam jur viol maanaam sàkku nit xale ak mag yépp Saint-Louis mi ngi toll ci fukk ak juróom Louga mi ngi toll ci ñeent donc ñu xam ne kon chiffres yi mënuñu buñ ci méngoo duñu ne dafa yokk bi xañ na dañ ko gën a xam mën nañ jàpp lool mais dafa yokk bi moom nañ koy relativiser. dëgg ne wax nga ko léegi à l'appui des chiffres ne nga rey bi yokkul mais seetlu nañ dafa façon crime yi léegi dañu odieux façon rey yu ñaaw la ñuy dégg ay dagg na bopp bi jam na ko ay 64 coups de couteau ay yoo xamante ne on n'avait pas l'habitude de l'entendre est-ce que tey jii yéen ci au niveau de la criminelle da ngeen remarqué beneen nouvelle forme de violence. beneen forme de violence jàpp ma ne am na ndax rey bi moom du ñu xool naka la ñu reyee bu ñuy attee c'est vrai attekat yi dañu xool jëfin bi loolu lépp nañ ko xool naka lañ ko jëfee mais rey moom rey rek la tudd te ci affaire rey moom ñaar lañ ciy méngale daanaka mooy rey boo xam ne da nga rey te tey ko ak rey bi nga xam da nga rey te tey ko mais da nga ko waaj mooy li ñu tuddee assassinat ñaar yooyu daanaka la ñuy méngale la ñuy xàjjale rey tey ak rey tey bu ànd ak waaj bu ànd ak bette bu ànd ak xaar nit yi mooy assassinat am na yeneen na xeesu rey lu mel ni rey boo xam ne da ngay dóor nit dóor boo xam ne gaañ nga ci doon jublu gaañ ba jur faat rey bi aussi dañ xool souvent nit ki lan la utiliser ak ban cëru nit bi la laal ndax laal bi ngay laal cër bi sax léeg-léeg dina tax ñu ne ndax rey bi reyu tey la wala du reyu tey dafa am cër yoo xam ne bu fekkee nit ki daf ko laal ak ngànnaay yoo xam ne daf ko utiliser dañuy jàpp ne kii moom li mu doon def da ci jubloon rey nit ki te moo ko tey donc rey moom mën nañ jàpp ne comme ñun ñëpp nañ ko constaté xañ na am na yu ñaaw yu lool ñëpp di teg seen bët mais jàpp ñu ne dafa am beneen forme rey bu wuute ak forme rey yi nga xam ne dañu amoon.
Monsieur Ndour lan moo si sa gis-gis en tant que spécialiste de la sécurité est-ce que tey jii mën nga wax si les Sénégalais s'ils sont en sécurité ou pas. waaw soxna Lalla maa lay sant di la gërëm di nuyu monsieur Fall ak monsieur Ndiaye ma bokkal plateau bi di bala may commencer dafa am foo xam ne foofu laa koy xaw a fekk mais en même temps cadrer sujet bi un peu parce que ñu ngi wax waxu violence mais violence dafa bëri forme de violence donc bii ñuy waxtaane tey je crois mooy violence physique et particulièrement violence criminelle donc mais pour fi ma koy fekk c'est à l'entame de mes propos mooy que tey boo comparé maanaam violence dafa yàgg ci société bi da ca yàgg tey boo xoolee boo comparé 2 années 2000 ak 2020 boo xoolee ci population 2000 la ñu gënoon tuuti ñu ngi ci ay 9 millions et quelques boo xoolee 2020 ñu ngi ci 17 millions 500 donc boo xoolee 2000 il y avait presque ñaari télé ñaari rajo presse écrite bi et puis il y avait pas une presse en ligne boo wala nombre de stations télé rajo donc niñ ko doon fësale bokkul population bi doon dund aussi ak bële bokkul donc plus ñu yokku plus kaay yokku mais li ñu mën a wax mooy tey jii dafay toll moment boo xam ne population bi ni ñu koy yëgee ak ni ñu koy gisee dañuy tiit loolu mooy andi insécurité parce que insécurité réellement sentiment la te boo xoolee nit ñi benn moment xaw nañu tiit xaw nañu jaaxle kooku buñ ko waxee buñ ko waxul dépendre tul ci nombre rey yi nombre crime yi dafa dépendre tul ci loolu dafa dépendre ci li nit ñi di yëg loolu mooy andi insécurité boobu parce que sentiment la comme ni ma waxoon sànq donc ce qui fait que lii day doon un problème sérieux pour li nga xam ne mooy état parce que pacte social bi muy njëkk a lié ak population yi mooy sécuriser leen léegi dafay dem ba day mettre en doute capacité am pour aar ay population te foofu nag la réellement problème bi ne li ñu war a def mooy seet lan moo waral rey bi ak façon reyin bi parce que yaa ngi koy dudd sànq je crois bien que dañuy am il faut ñuy jàngat nit ñiy rey li tax ñuy reyee benn façon reyin bi mooy profiling gi loolu il faut nit ñi di xam parce que am na ñoo xam ne tant que ñu ngi dund dañuy rey donc loolu aussi dafa am loo xam ne suivi boo xam ne am ñoo xam ne dañuy rey du ñu tey am ñoo xam ne heure bu ñu meree dinañ rey am ñoo xam ne nag rey bànneex la ci ñoom donc loolu aussi bu dee tey ba fii mu toll nii jànguñu ko man damay wax chiffres yi jaruñu koy wax mais il faut ñu jéem a jàngat rey yi ak nit ñi rey je crois bien pour le moment loolu noonu laa gisee situation bi. waaw man li ma gën a jàngat ci ñun gëm naa ne surtout rey yi moo tax nit ñi fi mu nekk ni seen fit rëcc su doon ñun dañ ko tàmm ndaxte ñun caay-caay gi ñu gën tàmm mooy ay waxi njublang ay waxi lijjanti ay jaay yàmba xamoon naa ne ay temps ay trafic de visa nga doon gën a dégg ay yoo xam ne daal wutum xaalis ak caay-caay boobu moo gënoon bëri ak moo gënoon bëri ay rey ak ay songaate lii gën a tax sax foog naa mu fes nii ci ni ma ko jàngatee mooy ñun dañ ko tàmmagul xam nga dafa am ay dëkk yoo xam ne liñ fay rey ndaxte dañu toll xëy na ci ay guerre civile ay xare wala ñoom xëy na seen aada deret daf ci bokk tuur deret ñooñu gëm naa ne di dégg ay dee dootu leen tiital maanaam ñun nii nga déggee tey benn nit bu ñu ne faat nañ ko dëkk bi yëpp tiit loolu day wane ne nekkagul
ci lu ñuy xëy ak di gontu bés bu ne maa ngi fàttaliku li ñu mës a jaaxal mooy da ngay dégg kenn ku ñu faat dëkk bi yëpp saalit lu mel ni xëy na bi ñu gën a jaaxal xëy na mooy li daloon Me Babacar Sèye boobu waa réew mi yëpp tiit ndaxte fooguñoo ne yegsi nañu foofu te am na ay dëkk yoo xam ne soo leen déggee ay Colombie yooyu bés bu ne lu ëpp téeméeri nit ay dem nga xam ne xëy na war nañu càmbar loolu seet ñun réew mi fan la tollu ba ñuy tàmbalee gis ñoo xam ne dañuy fajal seen bopp seen mer ndaxte loolu jàpp naa ne ci fajal sa bopp sa mer la bokk xëy na nag jamono yiñ toll cuukeel yu bare dañ tàng lan moo ko indi xëy na dañu nekk ci jamono joo xam ne diis na ci nit ñi koom-koom bi dafa xaw a taxaw njàngale meeg ba pare dañuy jóge ci ñaari atu élection législative ba présidentielle xam nga koom-koom bi day wàññeeku liggéey bi xaw a mel ni nu taxaw nit ñi seen sago lañuy xaw a ñàkk bi ñu demee ba li ñu doon amatuñ ko mu tàmbalee metti ci ñëpp gëm naa ne day indi njàqare léegi nag leneen li am li ñuy wàll fitna violence physique mooy ñuy jamanteeg ñu kii dañuy dëkk boo xam ne xaw ma ndax ci man saaga daf fi bari te dafa mel ni saaga xeex a ko yónni waaye yegg seegul maanaam jamanteeg reyante bi fii mu nekk nii lii ëpp mooy waxante bi parce que loolu tam wàllu fitna la mais moo tane ñu dem bay jàppanteeg di reyante gëm naa ne daal ñu nekk gu ñu dëkk boo xam ne ñu ku nekk da ngay téye sa fetal di naan danaa fajal sa bopp sama mer loolu daal laa ci jàngat ci saalit bi ñu tàmbalee saalit ndaxte lii moom jar na tiit. mais Sénégal yi comme ni nga ko waxee léegi saalit nañu mais boobu ba tey ministre de l'intérieur benn yoon lañ ko gis mu wax si mooy bi ñu faatee benn jeune américain à Kaolack. si lañ ko dégg mu taxaw si wax si. est-ce que yow loolu naka nga ko gisee est-ce que donc sécurité publique bi nit ñi jël nañ ko au sérieux comme. man loolu daf ma jaaxal ndaxte waxuma la ñu faat benn parce que pour que ministre bi jóg man mënoon naa li ma mënoon dékku mooy ñu génneel ko li ëpp li muy faat xëy na mooy ay accident ak li nga xam ne waa réew mi dañ koy dund bés bu ne man gëm naa ne lii xew ci tali yi ci accident yeeg ci kii loolu ci bokk ci li ci kaaraange kii bi ministère bi waroon na tax ñu jublu ci dëgg wax ci waaye xam nga ñun dañuy réew moo xam ne ay sàmba alaar lañu rey faat nañ fi benn américain ñëpp jógandoo daal di ñu woo police woo gendarmerie ne raxas leen côté yooyu yëpp nañ jàpp ña fa ne loolu nag li ma jàpp mooy ñun ñi dëkk ci dëkk bi su yu mel ni yàggee danañ ne ñii kat li leen ñor mooy benn ñi am doole maanaam ñi nga xam ne dañoo am teraanga am tur am gëdd ñooñu la seen kaaraange wóor néew doole gi suñu compagnie gi gannaaw mënatuñu yaakaar ci nguur gi danañ tàmbalee di fajal suñu bopp suñu mer loolu man laay ragal ñu dem ba tollu fa ndax su dee li Sénégalais yi di daj bés bu ne taxul kenn jóg ci ba nar ci wax ju am dëgëraay ñu bàyyi ba benn doxandéem am fi lu ñu faat ko fi ñu ciy doog a jóg su yàggee Sénégalais yi dinañu ne. Ibou Fall Ndioba Seck jàpp nañ ñi ko rey tamit. non loolu dañu policiers yi fii ñun dañu am police bu efficace. dëgg nit def fi tuuxi duuna ba rëcc loolu bariwu fi donc dañu am police boo xam ne man gëm naa ne loo fi def doo leen réer te lu mu yàgg danañ la téye li may wax mooy kilifa dëkk bi moo war a seet fu muy waxee
ndaxte su dee sénégalais yi bés bu ne ñu am leen naqadi mu mel ni safu la nga xëy bés benn doxandéem am lu ko fi dal nga jël ko def ko lu rëyal ko dañuy tàmbalee jàpp ne nag ñun suñuy bakken xëy na amul solo bi bakkenu américains yi am te loolu nag soo ko indee dañuy tàmbali ku nekk di faj sa meeru bopp. Monsieur Ndiaye li ñu seetlu mooy que léegi rey yi tout souvent dañuy gis ne bandits yi dañuy yore arme ba yan loi mooy encadrer permis de port d'armes au Sénégal pourquoi nit ñi am facilité comme ça à se procurer des armes. oui bon njaayum ngànnaay effectivement suñu loi dëkk teg na ay pexe yoo xam ne ku ko def walla ku yor ngànnaay te tegul ci yoon ñu topp la te loolu dafa yàgg loi bu 1966 la yàgg na trop boo xam ne li ñu tuddee port d'arme walla détention d'arme yépp boo ko defee te amoo autorisation administrative yoon daf lay teg loxo te mën na la daan te arme boobu nekkul rek pistolet paaka sax soo ko yoree ci mbedd mi di dox la police jàppee walla gendarmerie su gisee ne yaa ngi ak paaka mën na la téye jëbbal la procureur ndax paaka boobu waroo ko yor di doxantu ak moom di taxawaalu bu fekkee ne amoo autorisation bu la may loolu am na yoo xam ne dañ koy maye ay jëfandikaay yoo xam ne ci biir kër la mën nañ bàyyi nga yor ko caas yi boo ko yoree ci mbedd bu ñu la jàppee dañ lay yóbbu jëbbal la procureur mën nañ la ci daan. baal ma tabaski suy jegeñ si jaaykatu paaka yi ci biir dëkk bi. xam nga dafa am loo xam ne dafa nekk aada. day dem ba mu nekk tolérance. mu nekk tolérance te dañuy xam ne jamono la joo xam ne nit ñi dañ koy soxla. te lu ci ëpp loolu lañ koy doyee. bokkul ak tey nit koo xam ne da nga jóg di rek di dox. yor sa paaka walla yor sa jaasi te dara xewul ndax dañu am lu ñuy xalaat ci ginnaaw yor boobu nga yor ngànnaay boobu. mais insécurité bi bëri na bëri boo xam ne tey jii muy yow muy man muy keneen mën nga yow tamit nga gànnaayu au cas où boo dalee ci benn agression walla nit bëgg laa fexeel. absolument loo gis rek yoon waajal na ko gis nga nit bu yor ngànnaay ñu lay agressé war a dara. am na lu ñuy tuddee légitime défense yoon daf ko waajal koo xam ne jàpp nañ la yow lii bi nga ko yoree nangam nga ci doon jublu loolu day dellu si waat rek ci li tax ñu ne autorisation de port d'arme wala autorisation de détention d'arme comme xam nga ne yow xañ na sa bërëbu liggéeyukaay ak fa nga dëkk deme na neen te toujours da ngay soxla di jaar ci mbedd mi di dem te bëgg nga lu la aar li gën a yomb mooy nga dem wuti autorisation soo amee sa autorisation am nga droit doxantu bu fekkee dañ la ko may ak ngànnaay boobu soo ko amoo droit dox ak moom donc suñ ko tegee rek ci li nga xam ne loolu la yoon wax mooy li yoon wax ndax man dama koy yor ndax mën nañ ma kar walla déet am nga lu la may nga yor ko li gën a yomb mooy nga dem wuti loolu ngir mën koo yor. est-ce que loolu dafa tëdd ci wàll bi ngay sa soxla yi ngay dox maanaam tey nga yor sécurité walla ngay guddee liggéey. wala képp koo xam ne xalaat na ne ndaxte xam nga fi mu nekk nii nit ñi suñu toogee dégg ñetti yoon ne ñu ngay rey ca dëkk ba ku ci nekk da ngay xaaral moo ti ngànnaay est-ce que soo dem di wuti autorisation ne damay ut gànnaay dañuy seet ci sa liggéey dañuy seet ci wala képp kuy dox ci dëkk bi war nga mën a am sañ-sañu dem uti autorisation ak looy mën ci liggéey. ñu jox la ko nga ut sa gànnaay taxaw. li tax muy nekk autorisation administrative mooy wane ne dinañ ko càmbar. parce que autorité administrative moom mooy seet ni mu mel ni ku bëgg association dem ne dama bëgg a créer sama association nekkul ne da nga koy wax rek ñu jox la nga créer sa association noonu la lépp mel ñoom bu ñu càmbaree ba xool ne yow mii li war a dajale lépp ngeen nga yor loolu dajale nga ko amul luy tee ñu jox la loolu nga yore ko. du tee nag ndax dama ne ñaar la ñu bokkul détention d'arme ak port d'arme du benn am na ñoo xam ne dañ leen di may rek détention d'arme am na ñoo xam ne duñ leen may mën nañ leen may détention d'arme te duñ leen may port d'arme
te ay catégorie la armes yi dafa bari ay catégorie yoo xam ni mën nañ ko joxe ak yoo xam ne mënuñu ko joxe ça dépend ci nit ki ko soxla ak lan la ko soxlaa ak nit ki sax lan mooy passeem parce que le passé criminel de la personne day am solo ndax kii ku yoon mas a téye la ndax kii ku ñu mas a daan la ndax kii ku mas a def nangam loolu lépp autorité administrative yi daf koy xayma ngir xool ndax yow mii mën nañ la jox arme bi. wala mën nañ jox lépp dañ koy xayma. waaw donc dafay am lépp pour xool ba xam yow war nga ko yor wala waroo ko yor. sànq monsieur Ndour wax nga ko ne nga on devrait s'intéresser plus maintenant au profil yi nga xamante ne ñoom ñooy rey est-ce que aujourd'hui mën nga ñu defal benn genre portrait robot boo xamante ne mooy le sénégalais tueur. non portrait robot dafay doo ko mën a def parce que comme ni ma wax dafay bëri ni nit ñi wuute noonu la ñuy wuute aussi ci actes yi mais man li ma soxal mooy il faut que ñu xool lan mooy war a andi lii parce que tout au début boo ko jëlee ci wàllum sécurité dafay commencer ci famille bi boo ko seetloo léegi Sénégal cercle boobu structurant boobu moom moo njëkk a éclaté bi mu éclaté mooy que autorité parentale amatul waaw autorité parentale amatul repère amatul maanaam tey jii xale bu góor daana xool yaayam ba ñaan yàlla am soxna su mel ni yaayam xale bu jigéen bi xool papam ba ne man jëkkër ju mel nii sama papa laa bëgg mais parents yi léegi pratiquement anti modèle yi ñoo ci ëpp donc boo xoolee foofu bu cercle boobu bu explosé koñ bi léegi boo xoolee kii bi lien social bi ak quartier bi dafa dagg maanaam tey jii da ngay gis loo xam ne dafay dem ci kër jàmbur nga ne suma yoon nekku ci boobu levier boobu tam daal di tëb bu ko defee lan mooy des mooy dëkk bi day andi beneen aspect wu parce que dëkk bi dafay am li ñuy wax violence économique et sociale ñun suñu wàllu bopp dañuy créer vivier wu délinquant noo koy créer mooy que xale bi nga xam ne yaroo ko mu daal di génn papam nekku fa yaayam nekku fa lijjantiwoo lu mu ndekkee lu mu reere lu mu añee dana fexe dem lijjanti ko yow ni ngay lijjantee sa bopp. wax bi intéressant na balaa ñu ciy gën a sori ñu seetaan élément bi nga xamante ne Djeba def na ko ak suñu sociologue Fatou Cissé. violence ci société nag yàgg na am li ci wute mooy ampleur bi muy jël wala melokaan bi muy jël wala jàngat bi ñu ciy am société sénégalaise dañuy wax dëgg la société bu bëri teranga la mais boo seetloo bu baax aussi société sénégalaise c'est une société très 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 violente quand tu écoutes leur discours le langage de tous les jours les rapports dans le quotidien surtout je donne l'exemple par exemple de le comportement de la société sénégalaise par rapport aux jeunes chômeurs, par rapport aux personnes qui ne travaillent pas, par exemple, surtout chez les hommes. Da ngay gis ñu ne la benn xale bu góor toll ci takk soxna wala toll ci am liggéey amu ko sa famille moo lay njëkk a violenté di nga gis ñu ne la yow de yaa ngi fi di wàññi potu lamp yi rek di taxawaalu rek dóoruloo faywuloo xeexoo àttewuloo xeex dëgg la ay baaj yu ñuy sànni la nii rek mais ay baaj yu fort la yuy sonal nit la te soo seetloo Barza wala Barzaq nga xam ne nañuy def attention ci discours yi ñuy tenir parce que bu nit ki demee ba perdre espoir ba ñemee affronter la mort rien que rek pour ne tekki pour teral yaayam wala teral société bi ndax paraître rek y a un problème te dañu nekk ci société boo xamante ni bu njëkk ba dañuy valoriser nit ci être am ci li mu doon pas ci li muy wane léegi nag paraître bi dafa jël le dessus sur l'être maanaam fàngaaral bi li ñuy gis moom la ñu gën a farataal que lu nëbb dafa am solo maintenant on apprécie les gens par rapport au volume de leurs biens oto bi kër bu rafet bi yëre yu rafet yi ñu ne ndeyam liggéey na pourtant suñuy njiit yi fi nekk parfois ñu ne seen ndey liggéey na parfois
bu ñuy def ay audit wala kii wala détournement ministre yi wala directeurs yi parfois wala ay njiit yu am dayoo ñooñu ñooy def ay détournement par exemple te ñooñu la ñuy wax seen ndey liggéey na lan mooy teraanga lan mooy ndey bu liggéey c'est des choses à interroger est-ce que ci dañ ko war a natt rek ci lu matériel ci kër bu rafet wala oto bu rafet wala yére bu rafet léegi boo seetloo même ba ci langage yi nit bu daan solu pour féexal xolam wala pour épanouissement la mais léegi da ngay gis genre que da ngay solu sax wala nga def melokaan boo xamante ni pour violenter ki nga nekkal la ba ci WhatsApp bi Snapchat bi amatuñu benn ni ma ko mën a waxee benn bàyyeetuñu xel li gën a fort ci nit mooy loo xamante ni du ko simmi du ko teg fële muy être bi. et ñëpp question yi ñuy laajte dañuy ne moom de dañ ko rey te jëluñu ci moom dara ñi ngi suspecté ay nit par-ci par-là et aussi ñi ngi wax ne aussi moom génn na di wuyu téléphone lu yàgg amul kenn ku inquiété wu ne kii kat ba mu génnee kër gi. dafay ñëwaat aussi ci suñuy dëkkin ci suñuy rapport la promiscuité espace kër yi façon ñu ko tabaxee ak promiscuité wu tax na nit ñi sax duñu am seen intimité bopp buñ bëggee wuyu téléphone am seen espace pour mën a wuyu téléphone mais ci mbedd la ñuy génn mën a bëgg a wuyu téléphone y a aussi ce problème là génn na ci information yu ñu jotee recoupé lu yàgg nit ñi rendre dañ ci compte est-ce que kon lien familial lien social bi am ci biir kër yi aussi est-ce que léegi mi ngi dëgër ba tey wala bopp sa bopp bi aussi léegi ci famille yi la nekk aussi y a ce problème là et tamit dina jafe lool ma décrypter le cas de Ndioba Seck parce que ki ko def ba tey xamuñu c'est mobile qu'est-ce qui l'a poussé loolu moo tax ma ne la il faut que ñuy def même ñi nga xamante ni ñooy commettre meurtre yooyu ñuy jël temps di leen profiler di xam bu baax ñoom ñooy kan te bu ñu xamee bu baax ñoom ñooy kan ba décrypter seeni personnage seeni personnalité ak seeni caractère fësal ko dina tax signe yu ñu gisati ci keneen mu nekk genre alerte. élément baa ngi noonu dégg nañ ko léegi mu expliqué ne que léegi dañuy fekk nit boo xam ne rey nañ ko fekk ne jëluñu dara ci moom Ibou Fall est-ce que léegi Sénégalais yi dañuy rey juste par plaisir. non fooguma ne man jàpp naa ne kii faat dina am tolluwaay boo xam ne àndul ak sagoom lu mu tuuti ndaxte pour nga. mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne au moment bu nga xam ne mu ngi commettre acte rey bi. loolu kay laa lay bëgg a expliquer man jàpp naa ne dana am foo xam ne àndul ak sagoom parce que pour que nga jàpp ne da nga war a faat nit gëm naa ne soit mer nga soit toll nga foo xam ne lii sa sago bareetul xëy na nag am na ñoo xam ne xëy na seen noonu la ñu bindoo maanaam li ciy ut ak ni ci kii rey bi dafa leen amal njariñ maanaam tey nga ne kii mooy yàq sama teraanga wala dañuy jamaale wala yooyu dama ko war a rey pour mën a am man lu ma neex loolu xëy na mën nañ koo xooli ne li muy def moo ko tey mais man jàpp naa ne nit ku nite du xalaat faat nit donc mais nag mën nga ko tey yaa mel noonu yow noonu ngay xalaatee noonu ngay gisee àddina ku la nar a xañ li nga bëgg nga sàkkal ko pexe loolu dafay am mais man li ma xaw a jàpp ne ñun suñu demee ba nga xam ne xam nga dëkk yu mel ni suñu yos atte yoon mooy magistrat yeeg yooyu atte yoon ak atte dëgg dañuy méngoo ba nga xam ne ku ci ne soo amee lu la jaaxal am nga sañ-sañu ne bàyyi ma yóbbu ko ci yoon mais xam nga ñun li ñu gëm suñu gëm-gëm yi léeg-léeg day féewaleeg ni ñuy atte maanaam même donte yoon dina atte yow sa gëm-gëm du la may nga sa xol sedd ci loolu nag mën na indi léeg-léeg nit ñi di fajal seen bopp seen mer. Monsieur Ndiaye ci li nga xam ne jugé ngeen ko lan la criminel yi di faral di wax lan mooy seen ay motivation. waaw loolu la ñuy
loolu la ñuy tuddee mobile souvent ci faat nit ndax bu nit rayee nit ñu koy àttee bu njëkkoon sax amoon na lu ñu doon tuddee comme ni ko monsieur Fall waxee sànq enquête de personnalité dafa nekkoon lu obligatoire ci en matière criminelle obligatoire c'est-à-dire que nit bu rayoon nit dañuy def enquête de personnalité parce que crime yëpp sax loolu la woon xool ba xam nit ki li mu def def ko xool ba xam wér na wala wérul mais dindi nañ ko teewul juge bu bëgg a def enquête de personnalité boobu mën na ko def koo xam ne aussi da nga am client bu ñuy toppee nit nga bëgg ñu def enquête de personnalité boobu soo ko ñaanee juge mën na la ko may ñu def loolu mais dindi bi effectivement lu justifié wu la parce que bokkoon na ci li doon yéexal àtte bi doon yàggal instruction bi mais je pense que même bu ñu demul ci acte bi arkabe bu ñu fa taxee li ñuy wax xam nañu yu bëri dina indi nit rey nit bokk na ci yenn infraction yoo xam ne dafay ànd ak rey nit am na infraction c'est-à-dire que ay jëf yu ñaaw yoo xam ne souvent su amee day ànd ak rey nit bokk na ci lu mel ni sàkku nit gis nañ ne viol yi am na ci yoo xam ne day ànd ak rey nit lan mooy waral nit ki violé nit ba tax rey ko souvent day xam ne ki mu rey xam na ko mu jàpp ne rey bi dana nëbb li mu ànd ak moom te moom àndu ci woon am na également yoo xam ne comme ni ko monsieur Fall wax sànq ci lu ñàkk solo lay jógee werante ak nit sax ci benn mbir ba dënn jóg nit rey na ci nit ci yoo xam ne lu ndaw loo ko du ma ne lu ndaw loo koy def ndax rey na ko mais da ngay jàpp ne li mu ko def sax xañ na nit def na ko nit lu ko gën a gaaw te reyu ko dina ci dem ba ñaari xarit nit rey yoo xam ne day nekk sax ñaar ñoo xam ne ay xarit lañu toog am lu leen féewale lu ndaw dënn jóg ñu daal di reyante beneen bi bokk na ci sàcc souvent day ànd ak rey nit sàcckat buy jóg di sàcc lu ci bëri jàpp na ne xañ na kenn du ko gis day sàcc dem waaye léeg-léeg nga jóg di sàcc dugg ci kër am ku génn nga rey ko ndax kooku da ngay jàpp ne mi nga ngànnaay wala xàmme na wala dara bëgg rëcc tax nga rey kooku ak daw dem pour dire que yu ci bëri ci rey yi boo ko seetee ba seet ko yu ci bëri dafay ànd ak beneen infraction boo xam ne infraction bu jëf bu ñaaw boobu da nga koy bëgg a nëbb mooy tax ngay rey boobu ki ko fekkee ngay bañ mu fekk ki ko fekkee ngay bañ mu nettali parce que xam na la wala yu demee noonu nga daal di koy rey lu ci bëri noonu lay dem dégg nañ ñu bari monsieur Ndour ci loo xamante ne wax nañ ko nee nañu porosité frontière yi aujourd'hui tax na rey bi yokk yow lan mooy si sa xalaat non man dama ne. est-ce que am na lien entre aujourd'hui criminalité bi ak porosité frontière. non man je dis que loolu du ma ne amul lien mais li may wax mooy que sénégalais il faut que ñun ñu xam ne ñun ñooy créer ñun suñuy propre criminel. Il faut que ce soit clair parce que tey jii dama doon wax sànq dafa am ñaari volets yoo xam ne moom mooy créer situation yi dem yi mooy côté social bi ak côté institutionnel. côté social bi mooy que ni ñuy créer ñun suñu délinquant mooy que tey jii gis nga famille yooyu nga xam ne amul autorité parentale comme ni mu ko waxoon. ainsi de suite kenn ku ne di débrouiller wu. léeg-léeg nga gis xale bu jigéen boo xam ne kenn contrôlé wu ko fan lay mujj boo ko toppee débrouiller wul boppam à 14 ans 12 ans 14 ans après ci prostitution lay mujje xale bi moom mooy bugg di fanaan ci mbedd mi di fanaan fu ko neex bu yàggee mu war a mun a débrouiller wu gis nga xale yi ñuy gis ci mbedd mi nii ñuy encourager léeg-léeg nga romb sax may leen dara wala ñun société bi ñoom ñooy créer beneen type de sénégalais inégalité sociale gis nga yi ngay gis ni moom mooy créer beneen type de sénégalais boo xam ne yoon bi mu jël ak yoon bi nga jël yow mi koy jàppale ci mbedd mi bokkul et au finish loolu dafay bokk ci li nga xam ne moom mooy créer genre délinquant yi parce que le petit délinquant mooy da nekk le grand délinquant mooy def le petit délit mooy def le crime donc c'est un peu ça côté institutionnel tey jii da ngay jàpp benn délinquant primaire yaakaar naa maintenant la primaire nga jël ko yóbbu ko kaso ñun tey côté institutionnel ñun suñuy prison
prison genre këru rééducation la sinon éducation parce que nit ki mun na juum dem foofu mais tey jii par exemple boo demee ci prison yi dañoo màgget prison yi dañoo tilim prison yi dañoo surpeuplé mais tey jii boo ko xoolee ci éducation rek classe bu mag sax boo fa defee nanguwuñ sax élèves yi bëri donc boo demee ci prison bi à la limite école délinquance la donc ñooñu bu ñu génnee au lieu que ñun nekkaat ay citoyens modèles mais dañuy jàng dañuy aguerrir à la limite ci foofu donc moi je crois que ci ñaari niveau yooyu niveau société ak niveau institutionnel je crois que ñun li ci ëpp parce que booy wax frontière mooy maîtrise u sécurité frontalière yi te kooku vraiment côté état foofu amul problème mais état lu mu mënul contrôler mooy éducation bi nga xam ne de base bi nga xam ne cercle structurant boobu ma doon wax noonu bi nga xam ne mooy jóge ci famille bi boobu la état bi mënul régler donc te loolu citoyen bi ñun ñi nga xam ne citoyen ñun ñooy tey jooy crime yooyu ñun ñoo war a jël suñu responsabilité def loolu xale yi nekk ci mbedd mi tey jii par exemple li ñuy wax xale yi war a jóge ci télé bi mais ñun ñëpp ko mën a ñun ñëpp ñoo ci waroon mën a jàpp mais jàppuñ ci parce que bu ñu xëyee war nañ joxe suñu sarax war nañ joxe suñu yooyu donc finalement ñun ñooy favoriser genre citoyen boobu nga xam ne day nekk ci mbedd mi par rapport ak citoyen bi nga xam ne dañ koy préparer pour les grandes écoles. donc et citoyen boobu di nekk ci mbedd bi il est beaucoup plus propice à faire. mais justement amul beneen yoon parce que mënoo jàng ci mbedd mi di fanaan ci mbedd mi boo bëggee lekk nga sàcc saamu maire bi jaay mango foofu ba pare xam leneen mënoo ko léegi boo demee góor nga dem nga benn moment yaa ngi màgg yaa ngi yëg sa bopp boo gisee xale bu jigéen boo xam ne xool nga fii lëndëm nga dugal ko foofu loolu andi crime ñu jël la dugal yóbbu la ci prison ba boo demee fekk fa ñoo xam ne dañ la naan ni nga ko defee woon parce que du noonu nii nga ko waroon defee pour mën a rëcc boo génnee ci loolu nga si foofu nga jëm. Aujourd'hui yan solution donc moo war a offrir à ñun pour wàccee crime taux je vais même pas dire wàccee taux de criminalité puisque d'après les chiffres yi monsieur Ndiaye joxe il n'y a pas de hausse mais pour ñu jéem a endiguer phénomène bi. yan solution mooy présenté wu aujourd'hui. xam nga dañu naan gérer la sécurité gérer la complexité dafa am stratégie complexe yoo xam ne tey jii dañ ko war a def mooy que côté social boobu ma lay wax noonu c'est-à-dire il faut nga def un équilibre entre répression bi ak prévention bi. répression bi mooy tey jii comme ni ma wax sànq parce que dama la ne boo demee ba dëkk bi commencé naan est-ce que am nañ sécurité day fekk si li monsieur Fall wax sànq mooy que nit ñi bu ñu wóolootul état bi dañuy nekkal seen bopp seen. sécurité bopp te foofu la dérive di amee justement lañ doon bañ moom la ñuy mujjee am donc bu ko defee yow ni ngay mën a bañee loolu mooy que nga wane nag maa ngi fi tey jii man je me dis que police gendarmerie dañuy war a xam nga li ma jaaxal mooy que heure bu yii amee rek la ñuy def genre kii yu ratissage yu mag yooyu xaw ma ñi jàpp fële ñoo andi donc mais je crois que tey jii dañuy war a am police boo xam ne ni ñuy monter nii ci mbedd mi ci tëli yi ci bëccëg bi dafa am ñoo xam ne ñuy liggéey ci guddi gi yëpp nga xam ne bëccëg bi mu ñu dem nelaw. donc yow un peu ñu renforcer effectif yi dans certaines zones. non man je crois qu'on a cet effectif c'est-à-dire man li may wax mooy que tey jii. organisation la il faut comme ni ma la wax équilibre lay doon nag parce que autant doo baal acte criminel yi. autant aussi nga fexe ba am jox confiance société bi ba nga xam ne population yi lépp loo xam ne waroon na lu mën a réer ñoom ñoo la koy wax c'est-à-dire équilibre boobu dafa jafe nag parce que loolu moo lay yóbbu ci li ñuy wax police de proximité nag kooku ñoom police ci boppam sax xam na ne li tax man la stratégie bu complexe la mooy que tey ji loolu dafay complexe pour nga parce que da ngay changer modèle policier bi parce que policier buy jaxasoo ak population bi la donc kooku ñun xamuñu policier boobu policier bi nga xam ne day taxaw la nga xool ko tiit la ni xaaral ma régler donc loolu justement kooku nga xam ne boo koy xool ne xaaral ma régler kooku doo gis dara ne ko kaay parce que da nga koy naan yàgg na fii am sax tey jii boo ne xaaral ma wax policier bi ne am na waay nekk fii du ma ci génn parce que moom muy njëkk convoqué commissariat. benn nouveau type de policier ngay wax. exactement donc en fait loolu mooy am loolu moo tax man la dafay am équilibre entre répression bi
prévention bi donc bu ko defee tey jii aussi ñu liggéey ci côté ñu def une discrimination positive aussi ci yi nga xam ne zone yi nga xam ne mooy zone yu ñàkk doole yi tey da ngay jël par exemple benn ngandem structure doo ko xalaat fenn mais da ngay xalaat centre ville mais pourquoi pas doo ko yóbbu ci zone sensible yooyu def ko ni ñu war a mel liggéey ci infrastructure ci urbanisme bi parce que tey crime yu bëri parce que dañ koy favoriser maire bi wala autorité administrative bi du liggéey koñ bi boo xoolee presque koñ bi yëpp ay bâtiment yu àggul la amul éclairage te jigéen ñi war nañoo xëy xale yu góor yi war nañoo xëy ki nga xam ne dafa fanaanee drogué wu ba bër set xamul ndax guddi na wala bëccëg na gis nga kenn koo xam ne war na ko mën a yaakaar ne am na dara mais mu song ko faat am donc loolu aussi dafa bokk ci li nga xam ne dafa bokk ci prévention bi répression bi nag moom ñu bañ a baal dara mais nag aussi tey force de sécurité yi dañ leen war a pour ñu jël le dessus rassurer nit ñi que li ngeen di yaakaar amul ñun mun nañu aar seen parce que moom laa wax nii c'est le premier pacte social avec les populations bu ñu ko sentirul rek et d'ailleurs vous voyez que ci zone yu bëri ñu ngi commencé am ay kii de sécurité loolu mooy andi milice yi dañuy dem ba dañuy wax ne ñun suñu territoire policier du fi dugg mun nañ aaral suñu bopp ku fa dugg ñu rey la donc loolu moo koy andi je crois que pour man sama analyse bopp mooy que mënul dépasser répression ak prévention. Monsieur Ndiaye, est-ce qu'au niveau de la criminelle il y a des moyens pour prévenir crime yi? Bon, prévention man dama jàpp ne la prévention elle est d'abord individuelle. Elle est d'abord individuelle. C'est-à-dire que nit ku nekk d'abord yow yaay xool sa sécurité personnelle nan nga koy jëlee en fait d'abord mooy xool fan ngay dem xool kañ ngay génn xool fan ngay aw ndax suñu xoolee li ñuy tuddee violence yi surtout les violences criminelles peut-être am na ci boo xam ne mooy vol yi nga xam ne ay bandes armées ñoo koy def loolu peut-être lu ñu mën a endiguer la xam ne police mën na ci jàppale mais en fait bëgguma ñu jël lépp rek yóbbu ko ci police parce que am na boo xam ne boo xoolee lu ci bëri ay meurtre yuy am na muy amee bu ñu seetee ba seet police mënu ci dara parce que am na ay cas yoo xam ne nit mooy toog woo nit ne la dama la soxla ci bërëb boo xam ne bu amul benn kaaraange la yow bañ lay woo rek nga dem wuy ji am na ci ay cas fekk ka la doon woo daf la waajal nga ñëw mu rey la yeneen yi mooy li ma wax sànq nga xam ne ci biir ay kër lay am ci biir kër boo xoolee ci biir kër yooyu je pense que police ñu ci mën xañ na wala ay dëkkandoo ay mbokk ñu xamante xam da ngay jóg rek dem seetu kenn du ne kii fu mu jëm am na ci yoo xam ne ci bëri bëccëg lay am bëccëgu dara kam la ñu nen rey nañ ñu diw sànq te bu muy demee mooy li ma wax rek ci biir ci garage sax am na ci ay rey yoo xam ne ci biir garage lay am ñaar ñooy wax rek kenn mer am na ci boo xam ne ñaari apparentis ñoo xeex rapidement kii dafa dóor rek mu dee xam nga yooyu bu ñu seetee rek nekkul lu yomb prévenir effectivement bu ñu nee peut-être nit ñi ñu yar leen lu am solo la am na ñoo xam ne seen éducation tollu na foo xam ne lu ñu mer danañ xam naka la ñuy pour dëggal li nga wax rek rey bi ñu doon wax sànq te mu am Yoff Tongoor sànq si ngoon rek si biir garage la amee xam nga loolu donc mënuñu indexer kenn ne il faut loolu am donc prévention moom pour man elle est d'abord individuelle li ci des mooy yoo xam ne ñu ngi koy def muy patrouille ak loolu mais loolu li muy gën a mën a endiguer li muy gën a mën a xañ ñi nga xam ne ñu dañuy def ay ñaawteef di ko def mooy sàcc yi boutique bu taxaw ñu ñëw dajji yooyu sécurité boo xam ne ku ne mën nga ci taxaw te gis nañ am nañ ñoo xam ne dañ jël seen ay moyens jël ay nit ñu leen di gardeel seen ay bërëbu yoo xam ne dañ fay liggéey loolu lépp bokk na ci li nga xam ne dana tax ñu mën a aar seen alal ñoom beneen bi nag mooy wàllu prévention wàllu répression répression bu ñu koy wax mooy loi yi ñu fi teg ne ku def nangam ñu def la nangam te loolu suñ ko xoolee lépp luy ñaawteef loo xam ne nit mën na ko tudd fi mu ne nii amul benn bu am boo xam ne amul ay daan yu ñu waaj yoo xam ne dañ koy def ki nga xam ne def na ko te yi ci ëpp yépp dañ ko def ay crime dem na ci ba sàcc
sàcc boo xam ne ñaari nit ñoo ko def te yoroon paaka loolu crime la sàcc boo xam ne ñaari nit ñoo ko def te bañ koy def dañu yor paaka loolu crime la donc bu demee ba def yooyu crime di ko indi nañ ay pexe ngir loolu dootul am beneen mooy ñi nga xam ne dañ leen daan yenn daan yi lu mel ne ay réclusion criminelle à perpétuité ñu ko doon wax travaux forcés à perpétuité ñooñu bu ñu leen daanee yooyu daan li nga xam ne sax dañ koy tuddee libération conditionnelle maanaam mën la bàyyi loolu pour nga mën ko am il faut lu néew di nga def ñaar fukki at ak juróom personne donc ça veut dire que loolu ay pexe la ñuy teg beneen mooy ci biir prison yi bu ñu waxee rek xam ne ñu ngi fay def loo xam ne dañuy jimba yar ña fa nekk dañ leen jimba yar ngir di leen waajal bu ñu génnee te doxe beneen doxin bu wuute ak bañ doon dox loolu lépp mën nañ ko tudde prévention ki nga xam ne dañ ko jàpp sax dañuy prévenir ëllëg naka lay doxe ci biir nit ñi kon ay pexe mi ngi fi mais am na ci loo xam ne nag kenn ku ci nekk yaay jël sa ay pexe bopp ngir loolu xañ na la bañ a dal voilà si wàllu prévention sànq yaa ngi koy wax ne nga am na zone yoo xamante ne nit waru fa jéem a aventurer est-ce que aujourd'hui dafa am répertorié nañ yenn zones yi nga xamante ne ils sont réputés comme criminogènes. xam nga loolu dina jafe ñu wax ko ndax pour bu ñu jàppee tout ça dépend ci yan genre infraction mu am fenn fii boo xoolee les zones rurales mais man jàpp naa ne amul lu gën a wóor les zones rurales da ngay jóge village ak village yow kese sa tànk nga dox dem te dara du la laal te am na coo xam ne sax xañ na doo fa gis gendarmerie wala police te am na sécurité xañ na foofu yenn infraction yi ñu fay gën a gis mooy wàllu sàcc jur vol de bétail te loolu day am sax bëccëg moom lañ doon jooytu waaw day am bëccëg mais li nga xam ne nag day am ci biir dëkk yu mag yi mooy yi ma wax sànq mooy yu ci bëri yooyu lay doon yoo xam ne ay nit ñooy jóg ngir dem dajji fenn bu ñu jógee ngir dajji fenn mais nga génn ngir ji ma jàmbarloo ak ñëw ñu rey loolu am na ñoo xam ne sax parfois gardien la ñuy jàmbarloo wala yenn yi nga xam ne souvent peut-être war lañ ñi ko moom sax ñoo ko war a gën a mën a sécuriser station Total yenn commerce yi yu mag yi xam nga boo fa jëlee teg fu benn nit benn gardien c'est-à-dire que kooku sécurité bi des na mais kooku aussi je pense que mënuñu ko jël rek teg ko ci police wala ci gendarmerie parce que bu fekkee yooyu bari na ñoom buñ même bu doon def patrouille guddi gu nekk même bu ñu ko doon def guddi gu nekk ñu wër mais mën nga wër fenn bala ngaa dem feneen mais ñi fekk dem foofu donc loolu lépp dafa am loo xam ne nit ñi aussi jàpp ci beneen mooy lu ñuy tuddee dénonciation c'est-à-dire képp koo xam ne doxinam xaw na doy waar nga gis ko donte ci koñ bi la dëkk nga dëkk ci koñ bi mais soo ko mënee jaxase ko xañ na jaxase boobu dina tax buñ ko dee jël en repérage di ko xool ñu ko war a xool di ko xool mais loolu lépp ñu duñ ko def xañ na dañuy gis sax léeg-léeg di noppi. mais dégg nañ fi lu bëri nit ñi parfois dañuy ñëw toog ne gis naa dara lu doy waar woote naa police mais bon faale wuñu ma wala nee nañ ñu ngi ñëw ñu toog 1 heure de temps 2 heures de temps après duñu gis police egsi fekk ñaawteef am est-ce que aujourd'hui mën nañ ne est-ce que la police elle est assez outillée pour faire face à ces violences à ces crimes. bon man xam nga man duma bëgguma def généralité mais su ma xoolee seen rapport bu ñu def bu 2017 bi démantelé nañu lu mat lu ëpp 200 ay bandes yoo xam ne dañ leen tuddee ay bandes criminelles c'est-à-dire que ñoo xam ne dañ jàpp ne ay nit la ñoo xam ne dañu daje di def ay ñaawteef donc ku mën a démantelé lu toll noonu ci ab réseau de bande organisée te bu ñu nee bande mooy nit ñu bëri 200 ñoo xam ne ay groupe nit la yoo xam ne dañoo def ay ñaawteef ñu daal di leen teg loxo donc loolu su amee mën nañ jàpp ne xëy na liggéey bi aussi mënuñu ko indexé rek ne dara baaxu ci. man en fait dafa am lu ñu fi wax léegi te jàpp naa ne xëy na foofu la suñuy téq di tàmbali xam nga dama gëm ne Sénégal dañu amoon cosaan ak aada yoo xam ne ci wàllu baykat ak ci kaw gi la nekkoon bekkoor bi ci diggante année 60 ak 70 tax ba ñu daw si ci dëkku taax yi xam nga loolu day indi dundin bu bees indi koom-koom bu bees ndaxte ki nga xam ne dafa toogoon ci kaw gi xam nu muy yaroo xam nu muy liggéey ak li koy dundal
mu jékki-jékki nga dindi ko ci loolu indi ko ci taax yi rusukaayam yeeg ràññeekaay yeeg nawleem yeeg yëpp réer ko su jéemee jéem am nu muy daboo teraangam parce que ñi nga xam ne ci ay ñaawteef la ñu def li ci bari dañuy ut lu ñuy dundale seen bopp te mayuñ leen jàngaluñ leen ko maanaam jàng bi may leen ñu am liggéey amuñu parce que ñoom ñëpp ñoo dajaloo ci taax bi liggéey bi doyul xaalis bi ak ni ñu koy wutee upp na seen bopp ba nga xam ne dañuy jéem a sàkk pexe mooy yii ñuy gis ñuy dajaloo ne kon nañu dem sàcc fii nañu def lii nañu def lale gëm naa ne tam réew mi fu mu toll dañu dogoog suñu cosaan ak suñu aada ndaxte li fi ëpp ay baykat la ñu woon xamoon nañ ne noor ak nawet naka la ñuy dundee ba nga xam ne ku ci ne daal doo jànnaxe ndaxte xam nga ne at mi lii ngay daboo sa teraanga lii nga war a denc ci noor bi ba ku nekk daal xam nga lan nga nar a doxale mais gëm naa ne dañu dogoog loolu te li ñu waroon yóbbu ci ni ñuy dabee seen teraanga yegg seegul ndaxte njàngale mi soo ko seetee damay ne da ngay dugg école dem ba université doo amagum métier da ngay jàng rek di dem te am na ay soo demee ba weesu fukki at ak juróom-ñett te mënoo yor sa bopp jëm ñaar fukk ak juróom-ñett xam nga ci diggante bi mën nga saalit mën nga bàyyi te ni ngay wutee sa pexe ak sa teraanga mën na dem ba nga génn yoon. gëm naa ne ñun dañu toll ci diggante ñaari jamono ji nga xam ne yëfi xëy na méttoon na waaye ku nekk xamoon nga sa place amoon nga nawle amoon nga rusukaay yi sëñ bi doon wax léegi ñu ngi fi woon ba taxoon na dañ lay saytu yooyu yëpp dañ na te amatuñu fu ñu jàpp ndaxte léegi même borom kër yi di war a yar seen doom ñoom ñoo njëkk a jaaxle ndaxte ñu ci bëri ni ñuy mënee yor seen doom sax upp na seen bopp. gëm naa ne ci diggante boobu moo tax nag léegi ni ñuy sàkkee pexe léegi-léegi day indi ñaawteef. mais sénégalais yi li ñuy gën a dégg ñuy waxtaan yi yëpp mooy waxu peine de mort bi rey yi bëree gis la manière dont timide bi nga xamante ne nit ñi ñu ngi koy reyee muy manière muy defin bu ñaaw nee nañ retouru peine de mort peut-être mën na nekk une alternative ci crime yi nañu dem seetaanu élément wu Aliou Diouf jéem a xool lan la ci sénégalais yi wax. instant bi rey bëri na ci dëkk bi kenn amatul sécurité tu vois chaque fois même chose ñu ngi rey nit ñi comme nu mu leen neexee te dara du leen ci fekk am na ñi nga xam ne sax dañ naan peut-être bu ñu reyee bu ñu leen tëjee du yàgg ju génnaat ci kaso bi donc peine de mort moom soxla nañ ko Sénégal. waaw man ànd naa ci ñu andiwaat ko pour benn cause kese quoi comme ay jullit lañ te yàlla moo ko wax xëy na ñun ëpp nu yërmande yàlla daal. comme daf ne ku rey te tey ko nañ ko rey bu ñu ko indiwaatoon ba jàpp kenn koo xam ne rey na ba te tey ko ñu rey ko ñu xool ndax dina ko wàññim dit te man loolu laa gëm sax quoi parce que ñun ëpp nu yërmande yàlla daal. bu fekkee loolu moo mën a régler problème bi maanaam loolu moo mën a mettre fin au meurtre assassinat ak yooyu pourquoi pas maintenant rey te tey ko la ñu wax ce qui veut dire que homicide involontaire am na nga yor sa oto mbëkk nit te tayoo ko xeex am légitime défense am nga rey nit ki te tayoo ko mais bu dee rey te tay ko moom mérité nga ñu rey la. mais est-ce que ñuy reyaate ñoom xam nañ que ne ñi ñuy rey dañoo am ay droits comme ñoom peine de mort dañ ko war a andiwaat c'est la seule solution pour que nit yi reyaate mun a arrêter ku rey ñu rey la. droits humains ñiy reyaate ñuy rey dañ ko am comme ñoom. donc nañ ko jël ñu tegee ko ne pour man sama xalaat. dafa baax ma fàttali encore une fois de plus que jàngu bi ci boppam ci li jëm ci wàllu aar dund gi mënul ànd te mënul antal li jëm ci wàllu peine de mort. ci bërëb ak dëkk yi nga xamante ne ba léegi peine de mort a nga fa terewul ñaawtee fii ñuy jooytu fii di ciy gën di lëmbe da nga koy xool ni ki États-Unis wala yeneen dëkk yoo xamante ni peine de mort am na ay état yu mu nekk. waaye loolu taxul ba criminalité bi wàññeeku
wax dëgg fa yàlla dama yaakaar ne indiwaatoon peine de mort sax recul lay doon maanaam dañoo dellu gannaaw. ci biir biibal bi am na benn saar boo xamante ni déjà ci Exode ba fa ñu doon waxe li jëm ci wàllu payu bu fekkente ni nit kiile jël na fanu doomu aadama ci Exode bi loolu la ñu firndeeloon ba ñu tuddewoon ko sax la loi du talion maanaam ku tuur sa bët nga tuur bëtam ku foqati sa bëñ nga foqati bëñam ku rey nga rey la loi du talion boobu nag ba ko borom bi Yeesu càmbaree nee na nit ña ca jamono Matthieu 5 verset 38 ni leen dañ leen ne woon œil pour œil dent pour dent maanaam bëñ ci bëñ bët ci bët waane maa ngi leen naan baal leen sax seeni noon defal leen lu baax ñi nga xamante ni sib nañu leen donc gis nañu ne loolu foofu am na benn genre évolution bu ci nekk ndaxte avant la ñu doon wax mooy ku rey nga rey moom borom bi mu ñuy firndeel di ñu won meneen yoon boo xamante ni yoonu coofel la. premier crime bi nga xamante ne ñaari doomu aadama defoon nañ ko mooy Haabil ak Qaabil ci la suñu borom waxee aaya bu am solo daal ne ku faat benn nit mel na ni def nga crime contre l'humanité mel na ni rey nga askan bi yépp ku dundal benn nit itam mel na ni dundal nga askan bi yépp ba ci yàgg mu wutaat beneen solution ne comme nit a ngi continuer di rey moroomam alquran prévoir ne ku rey nañu ko rey an nafs bi nafs loi du talion bi ngay dégg islam moo ko njëkk indi waaye nag daf ko indi ci ay conditions yi mooy bu njëkk bi ki nga xamante ne dafa rey bi mu rey daf ko def ci teyu bakkanam maanaam meurtre avec préméditation kooku su amee ki ñu rey ay mbokkam bu ñu ne baaluñu ki rey kooku li ñu njëkk xalaat mooy faat ko loolu islam tëral beneen solution am na mooy ay mbokkam daan na ñun kat ginnaaw ba ki ñu reyal ku amoon njëriñ la ci ñun ku amoon maanaa la ci ñun daan na contribuer ci li développer kër geeg askan wi dañuy tëral li ñu tuddee addiya muy benn somme expiatoire boo xamante ne famille bi ñooy tënk ne lii kat la ñuy laaj ki rey mu nekk benn lu ñu koy amandé mu teg ko ci suñu loxo ñu mën koo jéggal kooku alquran nangu na ko bu mujj bi nag mooy jéggal bu fekkente ne ñoom ñëpp concentré wu nañ daje concerté wu daal na ñun kat gis nañ ne crime am na faat nañ suñu mbokk waaye jéggal nañu ki ko def su boobaa kooku nga xamante ne moo faat digganteem ak boromam moo ci des muy bakkaar bi mu def ndax bakkaar bi moom du dañ mooy ku rey te tey ko man qatala mu'minan mutaammidan fa jazaa'uhu jahannam ku rey te tey ko sa payoor mooy nga dugg safara. peine de mort fii la fekk islam mu tax léeg-léeg amalgame bi gaa ñi def mooy dañuy foog ne islam dafa sës rëkk ci peine de mort sës na ci début bi ci début acte bi waaye indi na yeneen solution ci biir loolu moo tax léeg-léeg ñu dénaturer message du islam. élément baa ngi noonu dégg nañ li ci sénégalais yu wax am nañ tamit abbé bi lu mu ci wax ak imam bi yëpp mais peine de mort abrogé nañ ko au Sénégal Ibou Fall naka nga gisee solution bi nga xam ne sénégalais yi teg nañ ko comme ne retour de la peine de mort au Sénégal est-ce que déjà c'est possible. fooguma ko mais xam nga ñun dañu nekk ci dëkk boo xam ne lu ne charte yi moom at ku ñëw ak sa nguur mën ko soppi man lenn laa xam ci peine de mort xam nga ñu ci bëri dañ ko lonk ci wàllu diine mais man dama jàpp ne ñëpp bokkuñu ni ñu tolluwaay ci diine maanaam dafa am ñoo xam ne xëy na diine rek la ñuy déglu am ñoo xam ne diine ak wàlli àddina dañ ko rax am ñoo xam ne nag àddina dong la ñu topp wàllu diine seen yoon nekku ci te ñoom ñëpp ay sénégalais lañu xam nga kon yenn àtte yi dina fi jafe delloo si man lu ma jàpp ci peine de mort mooy wàññiwul dara ndaxte kii def ñaawteef du xalaat mukk ne danañ ko jàpp parce que su ciy dugg xam nga mag du fay ca yàlla naa de soo ciy dugg day fekk ngay xalaat ne di nga rëcc kon loo ci mënti def it di nar nga ko def léegi nag ki kay def xalaatul ne danañ ko jàpp ba muy ba ñu koy àtte di ko dagg di ko kii
man daal wàllu peine de mort ci sama xam-xam bu gàtt dafay wax joo xam ne dañ ko war a suul bàyyi ko noonu ndaxte xëy na am na ñoo xam ne def nañu ñaawteef leer na ñëpp firndeel nañ ko ñooñu xëy na ñi ñu tooñ mën nañu d'accord ne war nañ leen faat mais su dee benn nit koo xam ne xam nga fii yoon ak suñu matadi mën nañu jiiñ nit ñëpp jàpp na ne moo ko def te defu ko faf defu ko benn nit boobu nga juum rey ko xam nga soo ko tëjee kaso sax xëy na su génnee ay ndàmpaay ak donte lor nga ko waaye am nga loo ci mën a faj mais benn nit boo juum rey ko te deful dara rek loolu mënoo ko faj moo tax ñu war a maandu ci wàllu peine de mort ndaxte ñun ñoo matadi koo xam ne mën nañu juum ci nit koo xam ne deful dara jiiñ ko rey ko ba pare dootuñ ci mën a dellu. Monsieur Ndour, est-ce que yaakaar nga ne aujourd'hui application wu peine de mort mën na nekk benn moyen de dissuasion pour crimes yi ñu fi gis. en fait reportage yi boo ko gisee nga xam ne dafay dellu ci li ma doon wax sànq rek parce que je crois bien que lii yëpp tiitaange rek lay wone bu ñu demee ba sénégalais ak bëgg jàmmam ak yëpp dem ba ci extrême di adopté di wax pour ñu adopté waat peine de mort c'est parce que jaaxle na xam nga man li may wax c'est du factuel. bokkul peut-être que dafa différent ak position monsieur Ndiaye bon mais lu factuel li nga xam ne nit ñi dañu koy dund mooy que nit ñi tiit nañu te sànq bi may wax répression je crois bien que fi may waxee répression bi ak moom fi ma koy waxee bokkul parce que répression moom bi muy wax mooy que jàpp nañ waa ji andi nañ ko ci moom pour jugement ba nag mu appliquer répression mais man fi may waxee répression mooy que lépp li nga xam ne kii jaay paaka boo ko teree mu jaay paakaam parce que waru ko jaay borom saret bi nga xam ne warul kii nga téye saretam bu yàggee bu amatul lu mu def dina ut liggéey wala mu ñibbi ainsi de suite délit yooyu nga xam ne tey jii dañ ko kii foofu laay waxee répression bi ñëw beneen bi mooy que bu ñuy wax pour police bi déployé wu moom mooy andi lii parce que police bi boo xoolee tey bu ñu defee benn sortie nga gis population bi kontaan seen xel dal moo tax ma ne ni ñuy liggéey bëccëg nañuy liggéey yooyu noonu ba parce que à l'entame de mes propos dama ne sécurité bi mu ngi commencer ci cercle familial ba donc cela veut dire que waxuma ne policier bu ci ne dafay war a taxaw pour que délit bañ a am wala crime bañ a am n'est-ce pas donc foofu loolu laay recadrer waat léegi nag pour ce qui est de la peine de mort kooku man dama ne maanaam boo xoolee ci expérience bi comme ni ko abbé bi waxee sànq boo demee États-Unis peine de mort am na fa mais terewul ñu ngi rey parce que kenn ku ne ak profil bi ngay génnee effectivement li Ibou Fall wax sànq booy génn pour def li déjà doolooy préparé wala boo ko préparé tam pour yow duñ la jàpp ba peine wala buñ la jàppee tam mun nañ la tëj le maximum mais peine de mort du ci am donc peine de mort li ci ëpp da lay bett maanaam bi nga koy def soit da la bett wala jugement ba ñëw bett la donc moi je dis que peine de mort ak ñàkk peine de mort je crois bien que fexe ba rassurer nit ñi ba nga xam ne génne nañ seen xel ci peine de mort moo gën que ñuy discuter est-ce que peine de mort la ñu war a dem wala waruñu dem ci peine de mort. Monsieur Ndiaye lan moo sa xalaat ci li sénégalais yi wax application retour peine de mort. en fait bon du ma jàngat seen xalaat ñoom mais damay wax surtout peine de mort li tax peut-être ñu jëlee ko fii boo xoolee Sénégal dafa bokk ci ay kuréel yoo xam ne adduna bi yëpp dañ ko bokk mu am ay charte yoo xam ne dañ ko tëral te Sénégal nangu ko bokk ci boo seetee suñu loi bu ñu mujj voté mi criminalisation du viol et de la pédophilie dañoo xaw a soppi sax yenn genre daan yi ndax fañ doon wax travaux forcés léegi dañ ko dindi di fa wax réclusion criminelle ndax travaux forcés boobu ñu bindoon ci loi bi dafa am lu mu doon xañ lu bari Sénégal ci wàllu jëflante ci wàllu yoon ndax tey bu fekkee ne ab sénégalais daanoon nañ ko bitim réew bu bëggoon mu ñëw fii ci biir Sénégal ngir tëdd fi kaso lañ wax ci travaux forcés boobu taxoon na ay dëkk yoo xam ne dañ naan bañ sax sénégalais bi ñëw ndax dañ jàpp ne travaux forcés dafa nekk lu ñuy tuddee peine inhumaine
et dégradante maanaam loo xam ne daal ay tëj yu ñaaw la yoo xam ne daal waruñu ko def doomu aadama donc ku demoon ba xalaat ne travaux forcés dafa nekk loolu waxaalewuñu peine de mort te léegi criminalité dafa nekk lu transnational dafa nekk loo xam ne nekkatul ci benn dëkk kese lu mel ni terrorisme lu mel ni cybercriminalité trafic de drogue yooyu yëpp dafa nekk ay xeetu ñaaw yoo xam ne benn dëkk la kese mënu ko xeex ngir nga xeex ko da nga soxla ay yeneen dëkk bu fekkee ne yow ni nga tege sa ay daan bokkut ak dëkk yooyu ñu tege seen ay daan ngir nga soxla leen ñu jëflante ak yow ci wàllu yoon dafay jafe loolu kon nekk na ay mbir yoo xam ne xañ na du ma ne ndax war nañ def waruñ def mais war na mën a nekk loo xam ne war na mën a justifier yenn xeetu daan yi war a mën a jóg ci suñu loi ndax mënuñu jëf ñu kese ngir criminalité yooyu ñu xeex ko soxla nañ ñeneen ñi donc il faut ñu jima méngoo ak ñeneen ñi nga xam noonu lañ tege seen ay daan. kon tey jii bu ñu bëggoon sax faire revenir la peine de mort amul loi bu koy encadrer. Sénégal bu ko bëggoon def ko c'est-à-dire que nekkul ndax mën na nekkam déedéet ab dëkk bu nekk da nga am sa souveraineté bopp li nga bëgg a def mën nga ko def mais dafay am lu mu lay xañ boo xoolee lim lay xañ ak lim lay may. bu fekkee lam lay xañ moo ëpp jàpp naa ne nga bañ ko def moo gën nga def ko. man de li may xalaat ci daan yi parce que dama gis ay dëkk yoo xam ne dañu tàmbalee di tëj ay prison ndaxte lii comme la Suède. la Suède parce que lii dëgg mooy ñu fexe ba ñaawtee fi jóge fi ndaxte di yokk ay kaso foog naa ci dellu gannaaw la bokk ñu naan waaw fi mu nekk nii ñaawteef ki bare na fi bare goo xam ne il faut ñu tabaxaat ay kaso ndaxte yii fi nekk doyul ñu xam ne ñu ngi dellu gannaaw parce que lii dëgg mooy nit ñi nekk ci seen teraanga ba nga xam ne ndaxte fii kuy liggéey di xëy am loo sutur la am lu la say mbokk di nawee di nga xalaat leneen lu dul def ñaawteef xëy na nag am na ñoo xam ne ñàkk nañu sago wala ni ñu bindoo tax na ba ñu kii mais ñooñu waruñu nekk ñoo xam ne jar na ñuy tabax ay kaso dëkk buy jëm kanam gëm naa ne kaso yi dañuy wàññeeku foog naa ne loolu mooy jëm kanam waaye di yokk ay kaso bay naan dañuy léegi nag nit ñi sax il faut ñu leen di rey loolu ci dellu gannaaw la bokk. nguur gi ci boppam état dafa war a am jëmmu xëy na moo ko yàlla sax mën nañ ko méngale ndaxte day def di dindi di àtte te am sañ-sañ bu ne moo tax nguur di rey ci man war na am pexe bu ëpp faat nit ngir faj ay mer. si loolu la ñuy tàggatee ak suñu téléspectateurs yi ITV di gërëm suñu gan yi ñu fi nekkaloon monsieur Ndour ak monsieur Ndiaye ñu ngi leen di gërëm bu baax. Ibou Fall. xaw naa la ne Aïssata Ndiaye waaye. non du ma Aïssata Ndiaye Aïssata Ndiaye va revenir Inch'Allah la semaine prochaine. Bon, merci d'être venu et merci aux téléspectateurs de ITV et les programmes continuent à la semaine prochaine. Merci.